janvier ci atum 2018 la nekk officiellement xalif général des Mourides donc mën nañu yàggul ndax ci ñetti at dong la toll mais ci ñetti at yooyu noonu li muy néew dafa gum na ci ay liggéey yu mucc ayib yu doomi aadama yi teg seen bët déjà avant sax muy nekk xalif général ku ràññeeku la ci wàllu mbay ndax boo demee fi nga xam ne mooy Daaru Salaam Typ am na fay tool yu yaatu am fay itam ay daara ngir tàggat xale yi ci seen wàllum diine bi mu nekkee itam xalif mu continuer ci lancé boobu noonu wala sax lu ko raw benn ci projet yu mag yi mu njëkk a song yaakaar naa umpul kenn mooy créer université daara ju kawe joo xamante nii dina am 5 départements ñaari institut ak benn centre de recherche bërëb boo xamante ni ndongo yi daañu mën di gëstu mais particularité bi mooy université boobu noonu dafa indi benn réponse ci jafe-jafe yi ñuy nemmeeku ci suñu daara yu kawe yi ñun ñëpp xam nañ ni problème université sénégalaise yi mooy métier ñu fay jàngale bariwul mooy waral la plupart ci étudiants yi bu ñu génnee dañuy dem defi formation ngir mën a liggéey ndax mënoo wut liggéey te amoo compétence mais ak université bi nga xamante ni Sëñ Mountakha initié na ko non seulement dañu tàggat étudiants yi ci science islamique waaye tam di leen jàngal métier ba bu ñu génnee am ci lu ñu mën a jàpp. commission boo xam ne moo yor jàngale mu kawe mi jàngale li ñu mën a tudd université enseignement supérieur kooku ñaari pàcc la benn bi njàngaleem diine la muy kulliyatu dirasat al arabiyya al islamiyya ak njàngaleem métier mooy IFR bi jàngale métier ak technologie ñaari pàcc yooyu la. juróomi pàcc yi ma wax yépp benn bu ci nekk ba sëriñ bi joxe ndigal ba tey yaa ngay kër yi di daje di weccoo di diisoo lépp rek ngir sottal programme bi ci anam gi ko sëriñ bi bëggee. maanaam université bi bu noppee ubbi tey jàng tey lay doon ndax tëgg nañ programme yeeg li mu war a àndal yépp ba bu travaux yi noppee lépp mën a démarrer projet bi mu ngi toll ci 37 milliards te li ci ëpp di financement participatif maanaam yow li nga yor man li ma yor diw la mu yor ak keneen ñu boole loolu lépp ngir njariñu askan wi waaye itam liggéeyal suñu borom. liggéey bu mu laal suuf mukk nañ leen bu mu laal suuf mukk lenn dong mu war a liggéey bi mooy yëkkati baatu bi suñu borom sëriñ bi ñëw leen yëngutam bépp léppam jàddul lépp ñu ngi ko def ci yëkkati baatu suñu borom ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong moo ko fi indi loolu it lañu fi bàyyil mooy suñu dono ci loolu rek lañ war a nekk bu nu yàlla wooyee ñami wuutu yàlla kattanal leen liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñuy yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis ba ci la jëm jëwul fer bis ba ci la jëm kon nag jërë ngeen jëf ñun li ñu marqué ci discours sëñ bi mooy ba ñuy poser première pierre université bi moom mi ngi sóoraale bu ngeen seetloo ci ay kàddoom ñu ko nar a wuutu ci liggéey bi xam nga ñun suñu réew li ñu xam mooy njariñ loo fekkee dañ koy wax sax suñuy kàddu liggéey loo xamante nii yow yaa koy jariñoo surtout suñu politiciens yi amuñu esprit liggéey pour génération yi ñëw moo nekk di xew ci pétrole bi ñi nga xam ne ñoo xaatim contrat yi bëgguñ kenn ëppale leen moo tax ñu signé loo xamante nii day lor ay sénégalais lor ay génération yi ñëw waaye dina leen arranger ñoom parce que corrompre nañ leen ay centaines de milliards mais ci discours sëñ bi mi ngi sóoraale ak ñaax ñi nar a ñëw après naan leen bu liggéey bi laal suuf. bu nu yàlla wooyee ñami wuutu yàlla kattanal leen liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñuy yëkkati moom laal suuf. lii tamit enseignement bu rëy la boo xamante ni war nañ ci jàng que war nañu naam liggéey pour ñun suñu njariñ waaye itam sóoraale ñi ñëw ëllëg te projet bii bi ngi ko dëgmal 2018 année bi mu toogee ci xilaafa gi. ci même année boobu noonu lu ko Jeune Afrique boole ci 50 africains juróom fukki africains yi nga xamante ni ñoo gën a influent doomi aadama yi seen doxalin am njeexital gu am solo ci dundu jaam yi ci Afrique te moment bii nii dafagul 1 an ci xilaafa gi. ci xilaafa Sëñ Mountakha la ñu inauguré Massalikul Jinaan donte projet bi jiitu na laataa mu doon xalifa démarré woon nañ ko laataa muy ñëw mais joué na ci rôle bu am solo rawatina ci accélération wu chantier yi. ci teewaayam lañ ko inauguré en septembre 2019 projet bi ñu estimé ko à 22 milliards muy bërëbu jaamukaay yàlla bi ëpp dayo ci Afrique de l'Ouest donc muy fierté sénégalaise mais beneen aspect bi gën a marqué sénégalais yi jëmale ci Sëñ Mountakha mooy engagement am ci wàllum social taxaw doomi aadama yi ci seen i jafe-jafe ku ne xam ne ni immigration clandestine defoon def ay victimes yu bëree bëri ñoo ngi fàttaliku ba loolu amee sëñ bi yónnee na enveloppe une vingtaine de millions ngir masawu njaboot yi nekk ci dëj. ci rataxal diggante këru diine yi Sëñ Mountakha posé benn acte boo xamante ni dafay firndeel ne xalif généraux yi réeroowuñu seen biir
xëy na yenn taalibe yi ci seen ñàkk xam ñooy nekk di werante ko waxanteeg lu ñaaw mais ñoom ñi nga xamante nii ñooy suñuy xalif généraux ñoo ngi fasante kóllëre ba ku ne lu mënti songu moo xam ci projet moo xam lu mënti doon keneen ki taxaw ko. li koy prouver mooy ba ñuy lancer travaux rénovation mosquée bu Tivaouane sëñ Mountakha dafay def contribution 100 millions. bu ñu demee itam ci yeneen këru diine lépp lu ñu mënti xewle yónnee na délégation muy message boo xamante ni taalibe bu ne war na ci mën a jàng moo xam foo mënti bokk. même relation yi aussi la am jëmale ci waa jàngu bi ndax bi ñuy inauguré Massalikul Jinaan toog nag kenn ci kilifa diine yi nekk Ndakaaru muy Monseigneur Benjamin Ndiaye di archevêque bu Dakar loolu di firndeel ndëgër laayu dialogue islamo-chrétien bi nga xamante nii bokk na ci li téye Sénégal. fii ci Ndakaaru ma yaakaar de ni na doon barke ci ñëpp fii ak li ngeen fi tabax muy magal yàlla doon màndarga ñun ñëpp maa ngi lay gërëm ak sa taalibe yëpp te di la wax ne sunu diggante yàlla tax be mu rafet. sëñ Mountakha comme ni ñu ko waxee sànq ci jafe-jafe yi réewu Sénégal jànkonteel jamono yu weesu yëpp moom ci taxawaay bu am solo biñ ci gën a ràññee mooy Covid bi jàngoro ji ne këtt na jonn suñu réew muy première personne bi décaissé somme bu takkoo takku toll ci 200 millions ne lii maa ko dimbalee nguuru Sénégal ngir xeex jàngoro ji suñu réew. loolu di acte bi doomi aadama yi gis dong mais am na yeneen yu kenn gisul ndax depuis ba coronavirus duggee suñu réew bépp bërëbu fajukaay bu nekk Touba doomi aadama ya fa amee jàngoro yëpp sëñ bi moo la jël en charge moo xam sa lekk ak lépp lu war a jëm ci sa faju lii ay mbir la yoo xamante ni ñu bari xamuñ ko mais mi ngi koy def ci suuf ak yeneen yoo xamante ni umpale nañ ko bi Covid bi duggee Sénégal ba am weer itam ci la séddale juróom-ñetti fukki tonne ceeb ak ñaar fukki tonne dugub ci village yi nga xamante ni ñoo wër Touba te néew doole. ñoo ngi itam fàttaliku incendie bi amoon ca marché Ocass bu Touba ba mbir yi amee gannaaw ba mu mastawoo commerçant yi dafa teg seen loxo 100 millions ngir ñu am au moins lu ñu mën a démarrer waat seen activité gannaaw ba seeni place yàqoo. bi inondation yi amee Touba itam lu toll ci 150 familles téeméer ak juróom fukki njaboot moo leen déplacé en attendant ñu leen di trouver solution ba noppi daal di lancer benn levée de fonds ngir defar yoonu Touba yi teg ci assainir ko ba fenn dootul taa. lu yàggul dara bi fi manifestation yi amee am ñu ci ñàkk seen bakkan ñenn ñi am say gaañu gaañu non seulement daf ci dox tànki jàmm waaye itam génne 50 millions ngir ñu taxawu njabootu victime yi. ñu yaakaar ni fa la yem. bët ci démb mu dugal 30 millions ci centre de dialyse bi nga xam ne dañ ko war a samp Touba centre boo xamante ni bu lépp noppee dina mën a jël en charge au moins 210 patients ñaari téeméer ak fukki doomi aadama. te lii ñu leen limal nii lépp ci diir bu gàtt la ko Serigne Mountakha réalisé moo tax ñu titre vidéo bi ndax méritewul prix Nobel. prix Nobel raaya la bu ñuy jébbal ay doomi aadama ci àdduna wërngal këpp ci seen taxawaay jëmale ci seen askan ndax Serigne Mountakha bu ñu xoolee taxawaayam dafa romb sax yëfi murit wala yëfi musulman. mais moom dafay œuvrer pour communauté am moo xam fu mu mënti bokk bu ñu sukkandikoo ci mu jot a def moo tax ay mbiram daf ñu inspiré ci est-ce que jotul ñu xoolaat ñun suñu république bi nga xamante ni sukkandikuwul ci yàlla sukkandikuwul ci valeur benn laaj bu ñuy samp la est-ce que waruñu gën a impliqué doomi daara yi ci yorinu Sénégal ndax koo xamante ni voté luñ ko budget nga ko doxalal joxuñ la caisse noire ay tool nga yor ak li taalibe yi di contribuer di ko barkeeloo mais nga réaliser lii lépp en 3 ans ci ñetti at moo xam ci wàllum diine moo xam ci wàllum njàng moo xam ci wàllum santé moo xam ci wàllum social amul domaine booy laal de sëñ bi duggul ci loxoom kon est-ce que jotul waxuma sëñ Mountakha dong mais doomi daara yi en général ak église bi ñu boole leen ci réew mi ni muy doxee ab laaj la ndax gëm nañ ni pour sénégalais yi gis seen bopp seen biir réew faaw d'abord ñi leen di jiite yërëm leen loolu benn la ñaareel bi mooy faaw ñu mën di leen taxaw ci seen i jafe-jafe moo xam lu mënti doon ñetteel bi faaw ñu nekk ñu ragal yàlla lii question la boo xamante ni ñu ngi ciy xaar seen tontu yéen ci commentaire yi maanaam est-ce que waruñ impliqué nitu diine yi ci doxalinu Sénégal tëgg beneen xeetu politique bu bokkut ak république française bi nga xamante nii baaxul santul yàlla méngoowul ak suñuy diine ak suñuy aada ñoo ngi xaar seen commentaire lan ngeen ci xalaat Oustaz Matar Sarr def na ci benn jàngat bu am solo moom lañ koy jeexalee di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. ñu doon wedd ndongo daara yi mënuñoo yor réew mi sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla wéeral te yàggal ko weddi na ko. weddi na ñi doon wax loolu ndekete ndongo daara yi mën nañoo yor réew mi ndax tey nit ki gën a jël responsabilité am affiché wu gannaaw bi nga xamee ne ñoom ñëpp ñu waxul ci kaw yi ñu ngi doon dox ci suuf mais ki gën a affiché wu ba journal yi tey yeewoo ne nouveau Dabakh gis nañ ko muy Serigne Mountakha Mbacké wane na ne ndongo daara yi mën nañoo yor réew mi ci jàmm ci dal ci économie ci lépp tey bu ñu xëyoon nag ne Serigne Mountakha Mbacké moom mooy président bu Sénégal fi situation yi toll
dañ naan waaw logique na ndax bi mbir yi déparé ca yëngu-yëngu yu njëkk yi ba fii mu toll nii démarche bi mu ci amal ci fexe ba côté pouvoir ak côté opposition yëpp mu am ci ak équilibre dox ci ba lépp sedd dañ naan waaw valable nag pour mu doon président au Sénégal kon ñi nga xam ne jàpp nañu ne sunu kilifa diine yi mënuñoo yor Sénégal Serigne Mountakha weddi na ko nee na mën nañ ko yor lan mooy yor Sénégal ah président boo xam ne ni da nga am entourage bu la wër ku nekk am loo ko sant mu koy def loolu Serigne Mountakha daf ko yorul ba tax nañ dugal suñu bopp yi ne ëllëg xalif généraux yi war nañoo mën a daje jël kenn doyloo ko na njaboot gi yëpp nañ ko jël voteel ko ñu voteel ko mu jiite Sénégal loolu bu ñu kenn fontoo mën na nekk c'est possible dañu xam ne politiciens yi dañu këlli-këllee 60 ba léegi mën nañoo xëy ñoom ñëpp ñu supprimer leen supprimer laa wax teg leen fële jëli benn xalif généraux yëpp man ko ne kii lañ jox suñu kàddu ñu doyloo ko ñu voteel ko c'est possible te loolu ci solution yi Sénégal war a am nañ jàpp ne ci la bokk ku ci nekk boo toogee yaay tudd doom ya yaay takku sëy ya yaay faj jarag ya lu la nit ñi jox nga delloo ko ci jaamu yàlla yi xalif généraux yi noonu la ñu doxee alal ju tegu ci seen loxo nit ñee ko moom xanaa ku leen xamul bëri na sëy yoo xam ne ka doon takk amul dara ñoo ko takkal soxna muy ngénte ñu ngénteel ko bëri na ku ñuy faj muy war a fay lu bari ci opération ñoo ko koy fayal bu xay tàkkee ñooy dem dox ko ba mu sedd mais lii lañ soxla ci njiit ko amul lii ci njiit lan ngay am nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a bàjj na rek nag bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn lu leen di jëme ci lii fa tabarakallahu